naa éthique ak déontologie di ñëw par yenn saa yi ci biir studio bi di ñu seet si ñu mën ko wax ñun lan lañ fi nekkee salaamaaleykum auditeurs yi nga xam ni ñooy déglu émission bu mag boobu nga xam ni mooy le journal des faits divers xalaas yéen a ngi seen rajo 94.0 RFM la rajo leader donc ma ànd ci ak Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye waaye l'homme passe partout maa ngi lay nuyu di nuyu Abdoulaye Diop ak Aliou Li mi nga xam ni yoonam nekku ci Aliou Ba mi nga xam ni yoonam nekku ci tamit maa ngi koy nuyu Bane noo def. maa ngi lay ziar sama waa ji di la béggee bu baax a baax di ziar Mouhamed Ndiaye ah. ma gis leen ku ne indi sa ay masque ngeen yor ko. non poussière bee taxoon. masque yi li ma ci jaaxal mooy fi masque yi jóge. masque yi de fii laa ko fekk. mais Chine lañ koy defaree de Chine. waaw ak fu ñu ko mënti defaree man de fii laa ko fekk rek. poussière bi moo bari yow mi démissionné woon nag. man de li ma wax dafa leer ba poussière bi wàññeeku yeewu naa gis poussière bi wàññeeku. wàññeekuwul de. waaw te man sax waxuma poussière bi Anne Émilie moo ma ne poussière bi daa wàññeeku. waaw yow daal saa ma ñëw. waaw baax na nuyu ziar ñëpp rek Ndiaye ñi ngi koy ziar di ziar ñiy déglu ñëpp yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko bitim réew yàlla na yàlla sénégalais yi am jàmm am xéwal am sutura waaw feebar bi ñuy dégg ci àdduna bi yàlla na ko yàlla saafara. waaw yàlla na ko yàlla saafara ko delloo ko fa mu jóge woon ba kenn du feebar. amiin surtout sénégalais yi ne bitim réew moom. ñëpp rek. waaw ñëpp rek waaye gis nga doomi réew mi dañoo ne fu ne ci àdduna bi yal na leen yàlla muccal. yal na leen yàlla muccal. yal na leen yàlla muccal mboolem doomu aadama. waaw Ndiaye muccal Ndiaye. amiin waay. maa ngi lay siyaar sama waa ji Ndiaye. maa ngi lay delloo siyaar bu baax Ababacar maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane. waaw. di nuyu suñu mbokki chrétiens yi nga xam ne tey jii dañuy door. seen koor. lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci rek yàlla nañ ko ci am. mu doon kooru jàmm ak salaam. koor gu sedd. tege ci diine. leen ko seen diine santé. te nag bu ñu demee ba ca cappaandaw la nag na woon fa woon rek bu ñu fàtte ci yooyu. ay yooyu ñuy séddale. ay ngalax waaw damaa teel a rang. seen i ngalax day ñoo neexi ngalax dama teel a ñoo neexi ngalax ñoo ci yéwén. waaw mais leneen lu am ni lu ma neex démb ci réew mi. mooy lan mooy mardi gras bi. mardi gras bi toj na. damaa seetlu ne. waaw xam nga bu njëkk ba tubaab bi dañoo moom ba fépp. mardi gras boo yaa ngi ci ay Capitaine America. waaw ay Princesse Sophia. waaw mais mardi gras ay Spiderman mais mardi gras démb bi li ma gis. waaw lu ngeen ko yéen gone yi tendance. waaw tendance bi ma gis ci gone yi. waaw loolu jar naa jëmale kanam gis naa lu ne. waaw loo koy lu ne gis nga ko. kiiriku sax gis naa ko. en tout cas maa ngi lay wax benn affaire boo xam ni mu am solo lool mais ñu recadré ko rek te loolu am na solo mooy xale bu ci sol sëñ Babacar Sy. di nga laajte kan mooy sëñ Babacar Sy. ñu wax la histoire kan mooy sëñ Babacar Sy. nga xam sëñ Babacar Sy. xam sa maam la xam ni lii ak lii la def. xale bu ci sol sëñ Mountakha di nga laajte donc loolu am na solo loolu xaw ma kan moo ko initié xaw ma ci kan moo créé loolu mais nañuy fexe. xale yi di leen gën a poussaat ci loolu quoi vraiment loolu moom am na solo et puis réew mi démb ñëpp a ci kontaan. nga xale buy toppandoo sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu. ma nga ca yoon wa xel dina ko nangu. xale bu jóg solo ni sëñ Mountakha Mbacké yàlla guddal fanam. amiin solo xel dina ko nangu xam nga fu ma ko teg. mooy lu xale mënutoon a am ci Serigne Saliou. jafe na nit am ko fa. dëgg la donc xale moom xale la. wallaay dëgg la waaw moo tax ñoom danañ leen ko nangul. wallaay dëgg la moo tax it doo ci dégg dara. déedéet. doo ci dégg dara nañ ko kii li nga wax nag dëgg la. nañu ko recadrer. ndax bu ñu bàyyee mu jàll. waaw di nga gis ku sol yëre kilifa toog fii di fecc. non taaje boon a tax may wax. taaje boon moom laay alerté. yéen la rek yéen animateur yéen lu dugg moom. yéen mais daal en tout cas daal li am démb daal. ñëpp rafet cosaan. gis naa ci benn vidéo benn xale bu fecc ndëpp boo xamante ne ji. kooku moom nàmp na ci lébu gi. waaw yow tamit noonu la tamit ku ci ne sa cosaan ngay demee xaw ma fu mu dëkk. mais Ndiaye chaque mardi gras. ñi poussière bi mel démb noonu lay mel chaque mardi gras. lan moo tax démb lu tax démb réew mi fu ne ñu ko fay waxtaanee ngelaw li poussière bi chaque mardi gras noonu lay mel. non mais poussière bi ba tey ji mi ngi fi mi ngi fi. waaw mais chaque mardi gras ñun loolu ñun ñëpp a koy wax. chaque mardi gras nii lay mel ngelaw day am ak yooyu donc ñun ñëpp xam nañ ko. waaw lan moo tax démb ñu tiit noonu. non ba jarul tiit tàmm nañ ko waaye tamit tàmm nañ ko. ba film nii. dégg naa même mardi gras démb bi am na élèves yi dem école di dërlu. waaw. abaale yu topp. en tout cas ñu ngi leen di félicité ci. booy Ndiaye nitu dara. loolu année sponsor ñi ngi leen di félicité ci mardi gras bi xale yi moom li ñu def vraiment c'est joli. ñu doxal ma doole sponsor yi nañu dem loolay Sénégal Ndiaye am na lu xew Air Sénégal. aéroport Blaise Diagne. waaw aéroportu Diass. waaw am na lu fa dafa am démb ay passagers yoo xam ne. ni ñu ko waxee toll nañu ci 300 passagers. mer nañ de.
waroon a embarqué démb. waaw minuit et quart. waaw bari nañ nag. waaw ba ñu duggee ci roppalaan bi. avion bi. waaw ca leen wàccee ne avion bi daa am panne. waaw te dañ fa yàgg nañ ci biir de. noo taxawal bañ leen wàccee. waaw ñu dugalaat leen ne leen dégg leen ba ñu duggaatee ñu wàccewaat leen ne avion bi daa am panne. waaw ñi ngi leen convoqué woon 21h. maanaam 9h ci guddi. ba ni may waxee ak yow 9h30. waaw roppalaan avion ba demul. bougé wul. waxuñu leen li ko téye. te nee nañu gisuñu ku leen mën a ginti. kenn wax leen dara. ñi ngi ci coono bu rëy déglul kenn ci passagers yi. déglu 300 passagers dañu egsi fii à 9h du soir pour certains et d'autres même un peu plus tôt dañu egsi fii 9h du soir commencé embarquement bi en retard à pratiquement 1h du matin dañu del benn groupe di ko dugal ay avion bi après ñu arrêté embarquement bi di wax dafa am benn problème ñu toog 2 heures ci biti di xaar après ñu defaat embarquement bi dugga ci avion bi toog bu ma duggee ci avion bi il était 1h du matin bu ma génnee ci avion bi 5h du matin 4h di toog ci avion bi amul benn explication amul benn dara lu leer pour ñu xam fu ñuy dem lu ñuy def lu xew dara passagers yi commencé di mer commencé di yuuxu ba ñu débarqué ñu parce que on a constaté que dafa am benn problème de maintenance des xawma lan on n'a rien dit ñu génn avion bi je pense ay 4h du matin ba léegi il n'y a aucun responsable de Air Sénégal aucun chef d'escale kenn ñëwul wax ak nit yi dafa am ay pas ay xale ay personnes en chaise handicapées des gens malades jusqu'à là nous sommes devant le comptoir de Air Sénégal chef d'escale bi ce n'est pas un gars responsable c'est pas quelqu'un day jël responsabilité parce que ba léegi xamuñu fu ñuy dem xamuñu fu ñuy aw dañu loué ay bus chauffeur yu bus yi tax xamuñu ban hôtel la ñuy yóbbu passagers yi organisation bi non mais xam nga les gens ont honte nous sommes tous des Sénégalais yëpp ay waa Dakar ay waa Sénégal di bëgg a jël suñu compagnie nationale mais kenn waxul ak ñun depuis 9h du soir xoolal léegi ban heure la jot ba amul kenn bosu Air Sénégal ñëw na wax ak ñun donc on a fait un blocus ici ci wetu entrée bi parce que bëgguñu bàyyi kenn mu voyager on n'a que cette solution pour faire le que quelqu'un vienne nous parler. Fa waroon départ minuit 15 5h du matin on était encore ci avion bi passagers yi sax ñoo manifester pour génn parce que on n'en pouvait plus ak pendant 4 heures de temps amul kenn ku wax ak ñun commandant de bord sax dafa wax xëy na benn yoon waaye on est en train de maintenir xawma maintenance après ñu il faut ñu débarquer leen on nous débarque dans un aéroport ni eau ni à manger kenn mënul julli kenn mënul def dara mais xam nga nag même nag ñoom moo ñu gën wallahi lazim même les bœufs c'est mieux que nous en ce moment avion bi yëpp dafa débarqué amul benn passager ku dem 300 passagers ñu ngi Dakar nous sommes ici devant le comptoir de Air Sénégal ba léegi maa ngi wax ak yow chef d'escale bi gisuñu ko benn explication amuñu ñun amuñu xuloo amuñu problème mais nañu considérer nit comme léegi nag ñoom ñi nekk aéroport loolee doon seen problème mooy gis ku ñu waxal ci kilifa yu compagnie Air Sénégal ñun ñiit loolu mooy suñu problème moo tax déggu leen version responsable yu compagnie bi dëgg de la wax ñu ngi leen di ñaan nag buñ mënee wax ci rajo yi bon wax ci rajo yi sax yàqi wax la buñ mënee wax ci rajo bi ñëw ci rajo bi wax ñun ñu ngi leen di déglu waaw ñu wax passager yi foofa lan moo leen téye comme ça ñoom it buñ ko mënee muñ ko buñ ko muñ ñu dellu seen i kër waaw ñu delloo leen seen xaalis ñu jëli parce que wax dëgg yàlla nit ñi duñ toog jënd ay avion def yi yëpp ba pare c'est que ñun problème communication lañ am maanaam wax bu neex mooy li nekkul yoon nag du yoon kii li mu wax ni nit billet avion mu jënd billet am heure vol am na ñoo xam ne urgence lañ doon dem di lijjanti ji am na ñoo xam ne dañu feebar war a dem faju ji noonu gis nga ñooñu ñëpp toog empêchement day am leen loo xam ne mais na am kenn ku ñëw ne leen lii ak lii la ouais ñu nangu ko mais bu fekkee ka war a wax moom maîtriser wul situation ba sax day compliqué yaa ça aussi entreprise yu bëri ñu ngi ci réew mi mënuñoo dox xam nga lu tax dañuy jël mbir jox ko ku ko mënul dañ leen a tooñ kese dañ leen a tooñ de Njaay dañ leen a tooñ de
xam nga réew moom da ngay waaru. xam nga nag jas daa sori ku fa dox doxum ñaxtu moom da nga dox ba toog kenn du la yëg. waaw mais nag liñ leen teg moom teguñu ko fenn de. war na am ay sanction de. non man d'accord na avion bu paan mënut a dem. waaw parce que tey maara di Italie bu demoon leneen fekk ko ca leneen la ñuy wax. non du jug sax nag. yaa ngi dégg waaw na mais na am ku génn wax ak ñoom mais rek. nañ leen wax ni nañ li leen moo wax xew. ni leen mën leen dem ñëw leen dugg fii. waaw wala ñu jël leen damay gis ni compagnie yu mag yi dañ lay jël yóbbu la hôtel topp toola le temps que ñuy régler problème bi waaye nga ni yàcc kenn amoo koo waxal. aéroport bi nga xam ne tey jii nekkul ci dëkk bi. c'est pas loolu. nee na ñëpp daal prioriser consommation locale. waaw préférence nationale. waaw te ñoom seen jëmi bopp li leen war defuñu ko. waaw dañuy publicité bu bon la sax pour ñoom nañ wax ak nit ñi. defuñu lu rafet de. voilà nañ wax ak nit ñi da nga leen di respecté soo yoree ay client da nga leen di respecté jox leen cër. le client est de ki ñun ca Mali. client bi jënd kew mbaa guro mbaa cuub. ñun de waaw. yaa nga Mali noonu lañ lay woowee ñun. yaa nga Mali waaw ñun de ca. ana kooku ñu bloqué woon amul ku ñu bloqué woon aéroport dégg naa muy saaga sunu institution yi rek. kooku la xaw ma waa ji ni mu tudd sax mooy kooku rek waa jooju di kaas rek moom. kan la. xaw ma nan Seba waa ji xaw ma nan Seba. waa jooju Kimi Seba. daa ñëwoon. c'est que dañu war a bàyyi di jël di jël nit. dafa ñëwoon bu duggul ba waroon a dugg. ci dafa ñëwoon fii ci réew mi. waaw ñu ni ko doo dugg. nga nag ñun ma pare man gis naa benn vidéo am démb yàq na sunu autorité ak sunu institution. Kimi yeeg ñun bi muy ñëw fekk na ñuy préparer abasso bi ñun. xam nga fii nii sax am na ñoo xam ni xaw ma lan sax boole waale ci net ci sax ay Futurs Médias mais moom daal xam naa ne daal jaaxle sa te puis da ngay gis dafay am ay supporters nag. moom. nit day ñëw fii dëkkoo ci dëkk bi saaga suñu institution saaga suñu ay kilifa ba pare ami supporters c'est vraiment dommage. c'est vraiment dommage. mooy ngóor si fi taaloon xaalis bi. waaw moom la waaw. moom fan mooy seen gars yi dañ koy jàppale de damaa xam fu mu dëkk. léegi nag dañuy wut ñun tamit kenn béninois la ah. béninois la d'origine. ñun tamit mais daf béninois d'origine. mais français la. waaw aussi waaw waaye da nga naan France waaw. bàyyi leen franco-béninois France la. français yi dañoo nangam. yow yaa ngi yor passeport France. baan lii rek di la làkk problème bi mooy. français bis bu ne yaa nga France. boo feebaree faju ji France. soo feebaree fajuri France yor passeport bu la Afrique xajootul ñu delloo la France. waaw ba pare nga ñëw fii dañu tànqal. voilà yow passeport France nga yor xaalisu France di làkk français sa làkku dëkk sax déggoo ko aw jógee ñun nañ bàyyi France. nan ko boole te yow nga dëkk France. nan yónni c'est vrai benn que boy moom waroon nañ ko laaj ndax dina làkk wala gon wala mina wala xeet yooyu ñuy làkk bene. dama ni muy làkkee France Macron munu ko ba pare nee na nañ bàyyi France. man soo ma nee bàyyi wolof yi kay du ma dem sax Sénégal. bàyyil jàmbur chaque jour nga dégg force frappe France dégage. nañ fi d'accord yónni na France dégagé mais ñi naan France nañ dégagé nañ bàyyee France. nañ jël suñu booy yi ruube booy yi jël ci benn booy yóbbu ko ba aéroport benn mu taxaw ne ko béninois yaa ngi nii yaa ngi noonu acca Fassas la fayu est-ce que dina dem benn sax gars yi béninois am nañ man daal su ma nee damaa bañ wolof yi du ma làkk wolof. mais amul solo de su fekkee dama naan leen bàyyi leen wolof yi du ma làkk wolof te du ma dem dëkk bu wolof ya ne waaye bàyyi leen français yi te bisu ne yaa ngi France am passeport France yor xaalisu France dàqal làkk français yi français après naan bàyyi leen France. baan daal ñun ñoo ni pays teranga ku ñëw ñu yaatal la ubbil la moom ba mu fi ñëwee wax la muy wax egsiwul ci réew mi ba mu demee terewul journaliste yi ngi bind ba tey ñu ngay liggéey ba tey ñu ngi continuer suñu liggéey. c'est que man je ne peux pas comprendre un étranger ñëw Sénégal di saaga suñu institution yi suñu kilifa yi gars yi di ko tàccu sénégalais yi di ko tàccu. ban sénégalais ko tàccu. mais yow dugal réseaux sociaux yi gars yi dañ koy tàccu di naan ko yaa ko yor ak nangam ak man d'accord naa yow ki ne sénégalais le sénégalais. yi nekk fii di kaas nangam. yor si mouvement di kaas na maanaam ci réew mi ni muy doxeek yooyu man ànd naa ci loolu am réew ñii dañ naan wii ñii ni non ñu xam nga ñu koy gérer mais un étranger buy ñëw saaga suñu institution yi saaga suñu kilifa yi dem yoonam les nit ñi di ko tàccu. koy di laajal ci kenn jaafakol yi mi fi mbogo woon delloo nan dem nan doxal moom dañ koo bogo woon di ñun suñu kilifa yi am nañ fulla de xanaa kay nit ku nekk mën ngaa toog fu la neex wax lu la neex rek waaye ñun am nañ fulla de bu ñu fii ci aéroport bi lañ koy yemale dañoo nekk ci réew moo xam ne da ngay def lu ñuy weng ami supporter soo dee wax lu bon di def lu bon da ngay am ay supporter soo dee def lu baax dañ lay écraser loolu mooy Sénégal nañ dem rek Njaay nañ dox noonu rek. bàyyi jàmbur Kimi Seba deful dara. mais tamit wa nga mën a indi fii problème mu ni ñuy wax éco bi ak CFA beeg yooyu ñu xool lan la Kimi di kaas ak ñun la moo ci suñu intérêt. ak loo mënti kaas amoo droit di takk taal junni boo xam ne nit a ngi xëy suba 1 an di lijjanti pour am. benn junni loolu moom réewande la. voilà c'est ça fu mu ko teg mais réewande la. nit a ngi lijjanti junni pendant 1 an mënu koo am. yow nga téye ko di ko taal pour lan.
doxalal bàyyil junne. alors Passepartout nee na nga tëj sujet boobu. ñu dem ci leneen. c'est un minable. il est très minable. Il a insulté. Ouais, d'accord mais sur l'institution mais non peut-être il a ses raisons. Il est plus que minable. mais baan yow kii da la saaga. non du saaga i mina xam nga luy minable. minable mooy yambar. waxuma luy minable ak yooyu de waxuma luy minable ak yooyu de ma ne mais kii daa wax si tur yow. man xaw ma turam sax. nan doxal ay ca nan doxal c'est trop minable. baa nañu insisté kay. fu ñu jëm sax. fa yow laa koy laaj kay. Ndiaye xale bi yaa mooy day wër yaayam benn tubaab ba ñëw takk ko ba pare ni seey ak moom. sëy ak moom wala seey ak moom. seey ak moom. ok les deux déglu. bi ma nekkee xale dañ ma samay def ma bàyyi woon ci sama kër maam nekkoon Gambie dafa sëy bi mu nekkee Gambie dafa sëy bàyyi ma yaayam waa ji dafa ñëw fii takk ko. tubaab bi waaw takk ko depuis bi mu ko takkee ba léegi. ca la dem gisatu ko. maanaam tubaab bi dafa takk ndaw si Sénégal. waaw ànd ak moom dem bitim réew. waaw ndaw si bi muy dem. am na benn doom. benn doom bu góor Mouhamed Aïdara la xale bi tudd. bu góor waaw. mu bàyyi ko fi. léegi xale boobu. waaw moo amatul benn nouvelle ci yaayam. benn nouvelle. léegi kan ngay dégg ni xale bi. xale bu góor bi waaw jox ñu. sama yaay moo disparaît depuis 2005 la disparaît dafa marié avec un Suisse jot nañ am doom bu jigéen bu tudd Fina Ñebergal la tudd dafa marié wax benn Suisse bi Castel la tudd Castel Ñebergal man maay seul doomam fii comme man maay taawam bu góor bu nekk fii Sénégal sama yaay Aïssatou Aïdara la tudd mu ngi juddu 73 la juddu waaw léegi tamit depuis 2005 dañ gëj a am ay nouvelle am ci moom déggatuñ ko amatuñu benn nouvelle ci moom on a perdu tout contact ci moom léegi jaaxle nañ trop dem nañ fu ne wër nañ fu ne dem nañ ministère des affaires étrangères dem naa ambassade Suisse mu ci dara xam nga waaw ci moo tax may laaj ndimbal daal ku xam ku ko gis foofu rek wala nga xam am nouvelle ci moom rek nga dimbali ma te yàlla tax bon parce que man mi doomam man may wax ak yow ni ins bi métti na trop ci man et puis yaayam nelawatul kër gi daal famille bi te moo nekkoon suñu soutien de famille daal métti na trop métti boo xamante ne fu mu ne nii weeru koor bi passé weeru koor bu daaw jëkkëram woo na ma Suisse bi ci boppam woo na ma ba ma woowee daf ma def appel vidéo messenger na man ma xool ko mu appel vidéo ma ne ko na xàmmee nga ma mu ne ma xàmmee naa la bu baax ma ne ko léegi ana sama yaay mu ne ma sa yaay mu ngi si jàmm ma ne ko nan laa def ba gis ko paas ma ko mu ne ma sa yaay divorcé na depuis 5 ans 5 years ma ne ko ok am problème léegi nan laa mën a def pour am contact am ci moom mu ne ma bàyyi bu suba parce que bi dëkkuñu maag moom ma ne ko ok léegi doo ma dimbalee rek ngir yàlla nga jox ma contact am ma woo ko mu ne ma bàyyi bu suba dinaa dem këram dinaa ko contacter naa ko expliquer na ko sa doom mu ngi lay laaj ma ne ko amul problème ma bàyyi ba lendemain bi ma toog di ko déglu ba même heure ma def ko signe waaju bloqué ma le gars il m'a bloqué yor naa papier mariage am yu ñu marié ñoom ñaar ñëpp yor naa élément yoo xamante ne sont des éléments clés quoi pour wane ne carrément ils se sont mariés ak ville bu ñu nekk yëpp ñu ngi nekk ci Berlingen benn ville dans la commune suisse quoi Berlingen la tudd métti na trop daal ñun lekkatuñu naawatuñ te mënuñu nelaw sans nit koo xamante ne amatoo ay nouvelle te moo nekkoon suñu soutien de famille waaw man doomam man maay wax man Mouhamed laa tudd Mouhamed Aïdara man maay taawam bu góor amul benn solution boo xamante ne est bi am naa ko quoi jëkkëru sama yaay bi allemand Suisse waa ji ba mu bloqué ci laa xam ne kon bon waa ji il veut pas coopérer il veut pas que ma dégg sama yaay wala j'entends les années passent depuis 2005 2006 ba 2007 ba léegi nii may wax ak yéen amuñu nouvelle am ci moom ba léegi nii dem naa fu ne jaxle naa tamit métti na trop quoi. dégg nga yaay ji xam naa ne nag su ko déggee daal na xam ni doom ji fii sonn na lool waaw fu ne dugg na fa fu ne doom ji dugg na fa pour di wër yaayam waaw fu ne même famille bi te parce que moom moo leen yoroon waaw
moo leen yoroon dugg ni ci Facebook bi ba gis ci jëkkëru yaay ja waxanteeg moom ba ni ko jëkkër yaay ni ko tas naak sa yaay. ëpp naa wax. waaw mu ni ko su subaa dinaa la jéem dinaa la paas sa yaay ci suba ga booy bi contacté waat ko waa ji bloqué ko. est-ce que yaay jaa ngi dund. ah xaw ma de yéeme na daal lu doy waar la kon boog. nañ toog déglu fii ak fan ba xam ban information lañ ciy mujjee am. wax na turu yaay jéeg yooyu ko nañ toog déglu fii ak fan ba xam ban information. Ndiaye waxoon naa la fi temps yi passé benn femme boo xam ni toog na presque 15 ans xaw ma 10 ans di drogué wu. waaw drogué wu du tuxum yàmbaa de da daan jàmm. maanaam ay cocaïne injonction am na ñu koy woowee. ay cocaïne nag ay yu foor yooyu. la daan jëfandikoo. waxtaan nañ ci nam la ko ci dugal ba nam ca génne aw faram la yoroon far yu ab musicien la woon mu daan dem ci fan daan répété ak yooyu day jékki-jékki daal du dégg dara mu leen waaye yéen lu tax dama leen di dégg ba yàgg du ma dégg dara maintenant boobu gars yi faram yi dañ daan jëfandoo mbir yi mu ciy dañ kumpa ba gars yi ñamal ko ci. ñamalaat ko ci mu jigi mu dàq leen a ñam. dem ba accro. dem na ba nee na suñ amul xaalis far wi amul xaalis moom day dem jaay boppam pour mu dem uti affaire yi pour ñu mën a jëfandikoo. allahu akbar. ndaw si ci boppam moom lañ seeti li ci gën a garaaw waaj a takku ko ñu dem ba ca kanam ba mu ci waree génn nag fa mu dem doon fajoo fa la gis beneen waay boo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk feebar ay drogué lañu woon. ñoom ñaar ginnaaw dañ ci bëgg génn ñu àndandoo xeex boo génn ci takkante ñooy sëy fi mu nii. erreur la de. lan mooy erreur. loolu ñu def. wér nañ ñoom ñaar. da tey. xam nga kii. man xam nga. xaba jox naa la sa gannaaw. dama maanu de Abdoulaye Diop. déglu benn la waay. bonjour sama copain musicien bi dama yow. ma laaj ko yéen loo des si biir damay jékki-jékki dégg la ngeen waxtaan ba mu yàgg ba jékki-jékki di leen déggaat du ma dégg dara. après ma ko siy sonal di ko laaj mu ne ma danga dañ kumba. sa dañ kumba moo tax tey dinaa la wax lan lañ doon def. xam nga benn jour ma toog si néegam mu génne benn mel ni genre pip tama lañ koy wax daal. tama pip waaw pip. waaw moom lañ naan tama. voilà moom la ñuy wax tama si milieu bi. mu génne lu mel ni genre pépitière yooyu. waaw loolu la ñuy woowee cocaïne crack. cocaïne crack. waaw boobu yow mosoo tux cigarette. boobu daan naa tux cigarette. mais j'étais une débutante si cigarette bi. donc mu ne ma tey dinaa la wan li muy def dangaa dañ kumpa. nga si la génnee loolu def ma mu ne ma dangay jël nga def si cendre nga xëcca nga nag bul génne saxaar bi nag après nga wax ma li ngay yëg lan la. ma def ma essayé ko. mais au début ça ne me disait rien. donc chaque jour su ma ñëwee rek mu jox ma ba ma dem ba addict si. ba nga dem ba tàmm ko. ma dem ba tàmm ko. moom moo ma doon ravitailler ak tout mu dem ba nga xam ne moom tamit mënatul mu dem. mooy sa copain bi waaw mooy sama copain bi. léegi jékki-jékki na ma sa kër sa yaay amul ay or yooyu affaire yooyu nga andi ko. mu ne laaj ay or amul ay or. waaw ma ne ko loolu pour lan mu ne ma dama indi bëggoo tox xanaa ma ne ko si bëgg naa. ma ne ko man du ma def loolu. mais jëm naa tànte xool mais kon da nga daan toog ba mel ni moom da nga dem toog ba nga daan di ko namm. voilà affaire bi noonu la lay def nag boo demee ba nga xam ne yow produit bi dugg na ci yow rek carrément loolu la ñuy wooyee addiction. donc tu es devenu dépendant du produit. waaw loolu la. chaque jour est-ce que say parents xamoon nañ ko. non samay parents nag xamuñu ko woon. parce que man dama daan découché. dama doon ñëw taar sama kër. daan ma fa fanaan. donc un beau jour samay parents woon nañ